L'emploi des jeunes a toujours été une priorité pour les autorités sénégalaises. Chaque structure apporte sa contribution. L'ANIDA n'est pas un reste. À ce jour, l'agence a créé plus de 156 emplois directs et 1500 emplois indirects au niveau des fermes réalisées, notamment Djilakh, Morolon, Tivaouane Peulh, Agababou et Darou Ndoye. L'émergence de véritables entrepreneurs agricoles, avec un accroissement sensible des revenus dans toutes les filières et la création de milliers d'emplois, sont autant d'atouts qui permettent au Sénégal de continuer à réduire significativement ses importations de produits alimentaires et de se positionner progressivement sur les chaînes de valeur mondiales avec une offre diversifiée et de qualité. ANIDA, Agence nationale d'insertion et de développement agricole, PASA Lumacaf, PN Biogaz Sénégal ñoo leen di may seen télé-réalité Ferme Factory. Ferme Factory. Ferme Factory. Ferme Factory. Vers le ciel. Ouvrez encore niveau épaule. Devant ramener. Gardez niveau épaule toujours, restez là. Poussez jusqu'au bout des doigts. Poussez. Poussez, on ne ferme pas ici. Voilà, poussez direct. Ouvrez encore. Les paumes derrière. Regardez bien. Ok, poitrine devant. am na ku ma ko tere woon de am na ku ma tere ne ma coach bàyyil posture poitrine devant. Ramenez tout doucement. Relâchez. Voilà, les gars, balancez les gars. loxo bi nag bu leen ko wàcc ci suuf comme li may wax chaque fois pousse leen ko mu dem ci kaw ok heure boo leen ko wàccee yéen a ngi coincé côte bi wàcc rek tey on ne plie pas les genoux wàcc leen le haut on le sent où les fessiers on sent les fessiers ah gis ngeen ko moom moo ñëw kon échos yi bàyyi na yëguñ ko ci mole yi ñu ngi ci fessier bi voilà. suñu dugg ci émission bi suñu partition dafa rëy. li tax mooy comme li ma doon wax mooy que dañu bëgg benn société tey suñu rôle mooy fexe defaraat société bi fexe am benn société bu dynamique parce que Sénégal quoi qu'on dise dafa soxla ay jeunes dafa soxla ay doomu aadama ay doomam yoo xam ne dañoo dynamique ba pare nekk xarañ ci li ñuy def waaw te pour loolu ñun suñu métier dafa am benn partie bi ñuy wax fonctionnel donc nit ki dañu war a fexe ba mu doon nit ku fonctionnel parce que nit rek nite dafa baax ci ñun donc nit dañu war a fexe ba nit ki ñu dugal nite ci moom nag mooy defar ko jàppale ko ba nga xamante ni ci lépp lu mu mënti jëm mu mën ko song ba pare mën ko daan ci lu mu gën a yombee. activité physique yi nga xam ne ñu ngi ko doon def permettre nañu ba nga xam ne boo duggee ci champs yi doo am problème comme sëgg yeeg yooyu sigg yi daw jëli li nga war a jël indi loolu yëpp duñ ci am benn problème parce que dafa mel ne genre pratique ci lañ doon jàng ci école bi. Donc gars, on n'a pas le temps à perdre, ok? Musculaire, allez, pas de temps à perdre, au champ. Tout le monde, Ferme Factory! Aïe, Titole! Mais hier, nous finissons comment? D'accord, ngeen fële wala? Gars yi nga xam ne ñoo nekkoon fii démb léegi jigéen ñi comme li ñu décidé woon démb dañuy dem bay ñun góor ñu yeggale takk après dem defari goutte à goutte yi nga xam ne ñoo nekk ci beneen tool léegi yéen mën ngeen commencé def semence bi. takkoon nañ fi takk ngeen yëpp ba pare. ñun léegi yëpp moom la ñuy dem yeggal yéen léegi yëpp takk nañ ko ba pare. Auparavant kii da ngay def fii benn da ngay def fii benn comme ça bu paree day nekk double hectare. candidat yi boo leen xoolee ñu ci bëri vraiment boo xoolee parce que après bi ñu defee quelques enquêtes et discussions gis nañ ñu bëri ñoo xam ne am na ñoo xam sax mosuñu def sport
am na ñoo xam ne mosuñ sax def sport donc am na ñoo xam te liggéey bu métti sax xamuñ ko donc fallait vraiment qu'on les psychologiquement ñu mettre leen dans le bain fexe ñu gëm seen bopp xam ni ay nit lañ dañu war a nite te lu seen morom def war nañ ko mën a def donc ñu fexe développer loolu ci ñoom ba pare nag engagé liggéey pour que seen yaram mën a accompagner loolu. pour wax dëgg nag j'étais inapte à l'école ndax instant boobu noonu dama amoon benn feebar musuma def sport même bu may def bac inapte lañ bind sama dossier donc beaucoup de personnes dinañ am surprise buñ ma gisee ci télé bi may daw mbaal may def certaines activités ndaxte j'étais inapte quoi temps yooyu j'étais malade mais loolu bu mu jeexee nag psychologiquement je me dis non je peux pas mais là ça m'a prouvé vraiment le contraire et loolu dama ci content vraiment. Petit Amidou ouais parce que récemment rek mu ngi ma doon gën a wax ne ma may coach man est-ce que man dinaa am yaram coach est-ce que man dinaa man ko mais bien sûr da nga war a jël sport def ko muy sa xarit def ko muy sa doomu ndey dara warul la ko mën a tere def dara mu ne mais je suis trop faible ma ne ko bien sûr tu es trop faible là je suis parfaitement avec toi d'accord parce que tu ne fais pas de sport donc ñëwal nga jéem a liggéey doole dañ koy liggéey ni ngay jàngee pour wut xam-xam noonu nga waree yëngale sa yaram ngir am doole waaw ngir am kattan doole du ay muscles yu définir yu génn ci yaram waaye doole biir li may wax doole biir ba nga xamante ne lépp loo mën a def rek di nga ko def avec facilité donc il faut dès maintenant nga dugg jël sa yaram bàyyi ko sa xel parce que moo ko yor bàyyi ko sa xel nga def li nga bëgg a def waaw te dara bañ la ko tere donc te depuis je crois que depuis boobu ba léegi maa ngi gis ni mu ngi gën a même ci biir groupe bi mu ngi gën a indi dynamisme parce que bu njëkkoon daan na def njëf yi ak da ngay sentir genre tayal daal mais léegi da nga koy gis ci liggéey bi da ciy ne te du bàyyi. man am naa ci satisfaction personnelle am naa ay affaires yi man dama ko jàppee woon comme ay limite léegi xam naa ne du limite am naa fi tamit habitude dem def sport en plus tamit ci naa fi ay liens yu fort. que ma gis leen de jour en jour chaque séance bu ñuy ñëw dañ ciy gën a dugg dañ koy yàkkamti. déjà ci côté sport bi yaakaar naa ni ñun début de l'émission defoon nañ lépp li nga xamante ne war nañ ko def pour sécuriser d'abord la ñuy def parce que li ñuy def sport sécurité la d'abord mooy que xool nañ seen état de santé et c'était impact mooy que ñoom ku ci nekk warul am benn alibi pour que buñ la pousser à bout nga mën a joxe li nga def comme li may wax chaque fois yee terminator bi nga xamante mooy naaloo ci yow parce que li ñu bëgg mooy que nit ku ne nga joxe le meilleur de soi. Top, c'est parti. 3. man dama gis ne engagement bi ak détermination bi tout le temps dafa war a nekk ci ñun parce que on a un objectif à atteindre am na benn challenge boo xam ne teg nañ ko ci boo xam ne surplus la ci objectif boobu nga xam ne war nañ ko atteindre en plus on est des références parce que ñun ñoo nekk première participants yi ci émission bi donc ce qui fait que ne dañu war a doon ay modèle def li nga xam ne daa war a doon lu remarquable ba nga xam ne ñeneen bu ñu ñëwee dinañ ne ah suñu mag yi de jaaroon nañ fii donc war nañ def plus wala bu ñu ñëwee dinañ ne suñu mag yi bàyyil nañu lii kon war nañ def lu ëpp li nga xam ne defoon nañ ko loolu daf may yokk jom ci fi may liggéeyee ci mbay mi. bii waaw bu ñu ko roccee après ñu doog a jëlaat beneen bopp bii ba pare. donte mu ngi école donc voilà yoon la ma fexe ba ñoom ci seen biir chance la déjà donc yoon la ma joxe lengay pour que moom mi nga xamante ni xëy na bu ko yàlla dimbalee ba mu bokk ci biir groupe mi at mi donc mu mën a nekk seen coach sport. début bi je croyais que ne dinaa ci am ay tuuti lacune ak yooyu parce que c'était la première fois may taxaw ci ñoo xam ne gis naa ne ñii samay mag lañ ñii am nañ benn expérience boo xam ne peut-être awma ko donc ma yaakaaroon ne dina metti mais bi ma ñëwee valeurs yi nga xam ne inculqué nañ ko en moi ma utiliser ko ba pare gëm ci sama bopp ça m'a permis ma atteindre ci objectif yi nga xam ne wala li nga xam ne joxoon nañ ma pour ma def ko.
yow xanaa connexion. mais yow est-ce que mën na koo kii. man je suis toujours en ligne. yow seen kii bi directrice la. waaw directrice la moom moo nekk. léegi foo war a di rencontré jeunes yu mel ni ñun. man bëgg naa mu ñëw fi ñu rencontré ñu. allo Boy Diorson namm naa la de xam nga ki lay woo Kumbis la Kumbis mu ferme factory namm nañ la de yow ci loo ne waaw dañoo dégg nouvelle bu wàcc si bi nag ba ñuy yéeg keroog ci oto ba ma ñëwee noonu ñuy woo Boy Diorson donc dafa am fu ma yóbbu parce que dama amoon dese xam naa métit bi muy wax li muy yëg donc xam naa ko loolu tax moo am fu ma jële parce que yëg-yëg la donc du loo xamante ni tam ñëpp lay dal donc mais bu la dalee yow da ngay xam nit ki mu dalit nan la koy jëlee donc loo xamante ni man mosuma woon dañuy ne toujours bu la soree yow doo xam mais tant que mu ngi lay jege yow ci ngay xam valeur. kulli nafsin zaa'iqatul mawti kulli nafsin zaa'iqatul mawti bakkan bu ñam dund yow mi di nga ñam dee bakkan bu ñam dund yow mi di nga ñam dee lu metti moom jambi lay dal nanga muñ te nga gëm xam ne yàlla kenn la. fi ma tolloon la donc xamoon naa loo xamante ni daal sama xol la jógewoo du loo xam ne dafa jékki-jékki rek ñëw ni donc dund la boo xam ne man lépp lu ma yëg sama xol laa koy yëgee donc du loo xam ne dama koy def nii donc day jóge sama xol directement donc comme xam naa ne nag métti bi mu yëg man xam naa ko looloo tax ma laaj. jaale naa la man mi ferme bee ñoom ñi jaale nañ la ñun ñëpp ñoo ngi toog di la jaale muñal yow mi. man mi sama sœur dafa décédé mais dafa nekk loo xam ne du ma toog ba gëm na deen comprendre mais sant yàlla rek. man dama amoon sœur bu décédé donc dafa nekk loo xam ne mosuma woon xalaat ne ba tey man mun ma gëm ne deen damay toog yenn moment yoo xam ne sama xel day nekk ci moom mais muy nekk loo xamante ne tam daf ma métti mosuma am man lu ma métti sama àdduna mais loolu bokk na ci li ma métti. moment bi nga xamante ne dama jékki-jékki wàcc donc dama sentir sama yaram ne am na lu may métti donc te du loo xamante ne tam dañ koy tricher donc métti la boo xam ne dama koy yëg donc pour man daal wax dëgg bi moo gën ngay nëbbatu. donc muy feebar boo xam ne drépano la donc sama sœur moom la amoon ñun suñu famille moom la ñu am loolu moo bokk na ci li ko rey donc moom SS la amoon defe naa ñaar ci sama sœur ñoom ñoo ko am ñoom ñoo am SS donc man AS la am mais muy feebar boo xam ne dafa métti am naa tam benn cousine boo xam ne moom am na ko mais moom dafa dem ba dafa téye tànk donc mënatu dox dañ ko mujj dagg sax donc dañ ko defal kii pour muy dox donc muy feebar boo xam ne dafa métti parce que yow mi dund ak ñoom yow yaa mën a xam métit bi donc muy loo xamante ne tam bëgg naa ci jóg en tant que jeune bëgg naa ci xeex incha allah pour xool lan lay joxe parce que feebar boo xam ne métti na trop dëgg yàlla parce que sa deret bi du circuler donc day jàpp sa yax yi donc dafa métti daal. message bi may joxe mooy defe naa sax ñu ngi ciy commencé jóg parce que am na ay réunion yoo xam ne dañ koy def Albert Royer donc pour ñi nga xam ne ñoom ñoo am drépano pour ñu gën leen taxaw ci côté surtout garab parce que ñoom garab la ñu gën a soxla garab yoo xam ne day tax métit bi métitu yax yi
wàññeeku parce que bu la jàppee moom sa deret bi du jàll ba pare day jàpp sa yax donc day nekk loo xamante ni day métti donc te tamit day métti ci père de famille parce que man moom sama papa da ci sonn tout le temps mu ngi hôpital tout le temps te loo xamante ni du wér donc ay garab rek nga leen mën a jox pour ñu calmer wu donc pour man mën nañ leen jël en charge nga xam ne dañ leen di jox seen garab tout le temps mu gën a mën a yomb ci père de famille parce que dafa métti. vie sociale bi fi nekk je pense que lu ànd la parce que ci domaine bi ñu nekk management du sport dañuy jàngal sociologie ce qui fait socialisation bi day yomb en plus ñi ma fi fekk ay jeunes lañ samay moroom lañ ñoo bokk li ñuy wax bokk li ñu bëgg donc ce qui facilite suñu intégration ci ferme bi. yàlla ñu boole yow loolu la sax tuuti sax waaye yow da ngaa mën a kii déedéet sourire da nga koy sourire nit ñi dégg ne yaa ngi sourire. da nga koy fabriquer. waaw waaye ñii kenn du la gis da ngay reetaan nit ñi xam ne yaa ngi reetaan dégg nga. daa ñëw ngi jàngal ñëw ma fi rek pour jàng agriculture te looloo nekkoon sama premier objectif ñëw fi pour jàng agriculture ak mbay mais dama ñëw fi jàng fi lu bëri. En plus tamit am nay nit yu mën a farce si biir ñoom même si boo timide te man d'habitude je suis quelqu'un de réservé un peu timide dañuy def le tout ba intégrer ma si biir on se sent plus amatul sax esprit de compétition ça est devenu maintenant une famille. mbokk ak bale ceeb ak dugub li mu daj ci tool yi jël xam ko balaa ngay wut fourchette ak tudd consommé local la foog ñëpp ñam ko ngir muy jiitu di baañe di mujj comme bii la ñu war a jiital am ko musal ko si sali lii rek njugub wax dëgg neexul amu leen morom taru leen sax noppal seen yaram borom. Mohamed Baninge, Baninge, Wakator Baninge, 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 Bye bye Baninge, 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 Wakator Baninge. man leer na ma ni hélas baal na Ouleye ndax ngaangaatu ci waxaatu ci Ouleye la même chose mer na ci jour ba te ba mu paree bàyyi na. Ouleye amoo loo sànni si wax bon maa ngi leen di nuyu di leen baalu ak comme ni ngeen ko waxee bon di rafetlu tamit acte bi parce que bon nit moom jël cër jox la ko yomb na mais nga doxal ko moo dàkk bon ma gis di rafetlu tamit seen taxawaay yaay ak bàjjen parce que loo gis rek hasard amul. ñun ku si nekk comme ni ngeen ko waxee ku si nekk am na foo jugee peut-être même yaa ngi sa yeneen activité man naqariwu ma nekkal parce que man mënu ma nekk commercial superviseur pare superviser équipe di naqaree nekkal ay nit damay kaf damay foo damay rey si ñun nul n'est parfait ku si nekk peut-être am nga défaut kon mu nekkee Ouleye gisul défaut kenn ba musa dem si kenn ne ko kii def na ma wala wax na ma kon support boobu ma am ba xooluma défaut nit ki loolu la war a def ba warul mun a gis sama défaut te waxuma ko defuma ko parce que yomb na nit ñëw ne la diw mii ko bëri histoire la def na ma nii def na ma naa mais nga xaar kooku ba xam def na la lu taxoo ma jël sama décision boobu nag lenn la parce que dañoo bëgg après ñu former ñu sur l'entrepreneuriat suñu paree ñooy continuer di nekkandoo di dundandoo loo xamante ne commencement bi neexul continuer mënul neex loolu tax nag man sama bopp ma jël sama responsabilité damay arrêté continuer tuma parce que même bu fekkee ne yàlla defoon na man ma gagné war a continuer ak yéen lu ma jot a gis mënu ma dund ak loolu parce que man je ne suis pas fausse sama jikko yëpp lenn la j'aime pas la tricherie li ma lay wan nga ma koy wan ne ma kat nangam la su fekkee tooñ naa la nee ma danga ma def nangam mais lu ma bëggul gis ci nit mooy nga jékki-jékki rek dégg ay préjugés ñëw taxaw ne danga maa war a yow comporté woo nii loolu du ma ko nangu bon peut-être défaut la si man d'accord du ma ne juddoowuma si kër bu amul ay jigéen mais xaw ma àndandoowu jigéen mooy boo leen toogee siñante boo leen làqatoo jëwante xaw ma loolu. Ouleye man nag dama lay gën a dolli ñaan dama lay ñaanal
sa défaut boobu noonu su mënee disparaître si yow tu seras parfait tu seras vraiment parfait. bi may dugg si dama leen ne asalaamaaleykum ñaan jàmm te ci biir jàmm ci la lépp xaj te fii nii kenn ku ci nekk ci yow gis naa ni jàmm ak salaam rek mooy feeñ ci sa kanam nit nag mënul ñàkk sikk doomu aadama bu nekk rek am na défaut waaye góor kenn du ko topp ba mu sës te boo ko toppee sax nit ngay gis te nit koo gis rek nit maanaam nit matul lay sama rakk la daanaka yu bëri man ak moom dañ koy partager yu bëri dëgërul bopp te man en tant que frère am gëm naa ni du ma ko ñaan lu muy bañ man gëm naa ni Ouleye du ma ko ñaan lu muy bañ sama grand tamit franchement parler wax dëgg fa yàlla bi ñu dalee waxtaan depuis début ferme bi ba tey billaahi suy wax ak man sax day sëgg kon kooku noonu am na benn respect bu ma woon man dama leen koy ñaanalaat Ouleye dem ba ci magam bi nijaayam mu baalu ko ak te yàlla rek tax. dëgg la c'est bien beau ku nekk toog ñu ne la sa morom baalal sa morom ak mais avant tout am na lu war a jiitu que ku ci nekk ci ñun boo wéeteeg sa morom di ko wax li nga xam ne moom mooy dëgg bu ñu xaar rek toog pour di mën a di jubalante nañu ku nekk ci sa morom di dëkkal ci sa nopp morom li nga xam ne moom mooy dëgg léegi à quoi ça sert ñu jël entreprise jox la ko kon bu boobaa dañ naan kii il ne le mérite pas wala elle ne le mérite pas ku nekk ci ñun na waxanteeg sa morom li nga xam ne moom mooy dëgg. man boo defee dara dama naa la carrément li nga def du noonu ni ma koy defee nit ñi kenn ku nekk ci yéen ñaan naa la ko bés bu ma defee lu du noonu na nga ne ma carrément li nga def du dëgg. te itamit ku ma ci def loo xam ne waroo ma ko cee def bu ma la nee lii bàyyi rek bàyyi gor kenn du ko topp ba mu sës. loolu dégg nañ li ngeen fi wax yëpp bu ngeen seetloo ba seetlu ñun li ñu waroon wax yëpp yéen wax ngeen ko donc ñun jaratul ñu siy teg leen lu dul kenn ku si nekk jàppal sa morom sa bopp comme ni nga jàppee sa morom loo bëggul ko def bu ko def sa morom loo yéene sa bopp nga yéene ko sa morom bu ñu demee si terme yooyu rek je pense que jàmm rek a fi am. bien que ne du ñàkk début bi parce que ku ci nekk jikko bi ngay indi compréhension bi day xaw a metti début bi mais boo jàppee ku nekk sa bopp jéem a comprendre nit ki ne am na ay défaut comme yow ni nga amee ay défaut doo leen am problème di nga mën a def dund ak ñoom facilement. jiwal bul tayal réew mi gën a naat réew bu bëggee dem war naa bàyyi lu muy dundee. La 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 wa factory wa factory wa factory wa factory wa factory wa factory Alors, salam alaikum. Bienvenue. Alors, voici notre feu de camp. Nous l'avons allumé aujourd'hui. Voici ce qui symbolise aujourd'hui notre séjour.
ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une lumière dans notre camp, puisque nous avons décidé de camper ici, en plein air, en brousse, dans un village, là où nous ne connaissons personne. Ce feu-là nous permet aujourd'hui d'être ensemble, d'être unis, d'être éclairés dans ce milieu où nous sommes. Il nous permet aussi non seulement cela, mais en plus de cela, le feu-là nous permet d'éloigner les animaux. Car vous savez, beaucoup d'animaux n'osent pas le feu. Ce feu nous permet aussi, en cas de danger, et quand on est attaqué, de pouvoir nous défendre. Car si nos armes sont un peu loin de nous, nous pouvons nous servir de ces bois pour pouvoir nous défendre contre l'ennemi. Alors, un feu de camp ne peut se faire sans animation. Alors aujourd'hui, je vous confie l'animation parce que j'ai la voix un peu triste. La voix a disparu. Alors je vous confie l'animation. Pour cela, je vais appeler Linguère, qu'on appelle Badiane, pour commencer cela. cosaanam di Casamance yaroo Ndakaaru sëy si Fadial nekkul lu yomb muy man di samay moroom ndax bëgguñoo juddoo ca ville ba ñëw ci village bi mais mu def ko muy lu ñu neex ñun jigéen ñi muy lu ñu neex ñun ñi fi nekk ñëpp boole ci mu dalal na kon yaay booy ñu ngi lay dalal ci biir kër gi madame Kama yaay Ngoone bisimilah sama yaay. waaw salaamaaleykum waa kër gi maa leen di sant di leen gërëm di leen baalu àq te di leen masawu daal ci journée bu métti bi ngeen passé tey di féliciter en même temps ñu am confort tey parce que yéene tëdd ci double lii yi ñu baaxee sama origine Casamance la Dakar laa juddoo fa laa yaroo yàlla def ma am borom kër muy indi ma fii seen village bi ñu naan Fadial mais ci biir Ngéeñeen la bokk Fadial daal village bu ndaw la amul benn kii daal benn jafe-jafe daal pour dund fa neex na dund daal am na ñetti quartier daal bu benn bi muy tudd cosaan beneen baa ngi tudd sanc beneen baa ngi tudd ndubaab cosaan ak sanc ñooy làkk séeréer waa ndubaab nag ñoom ñooy làkk olof looloo tax ñu tuddee leen ndubaab maanaam ci olofal ay tubaab daal lañ leen tuddee moo tax ñuy wax ndubaab ñoom olof rek la ñuy làkk looloo tax ñaari religion yi ñu gën a xam Sénégal moom lañ fay pratiquer muy christianisme ak kii religion musulmane. man dama bëggoon xam sa premier jour bi nga sëy see Fadial guddi googu yow noo ko dundee bi nga tëddee yow loo xalaat. maa ngi sama 10e année de mariage ren bi ma sëyee ak léegi 2007 la ma yàlla may borom kër Dakar laa nekkoon ak moom c'est en 2014 ci laa dem Fadial ci laa fa nekk mais premier jour bi amoon benn problème parce que dama dem rek xam nga rek village yi moom dañu bëgg gan dama dem rek ñëpp accepté ma. man bokk naa xam naa si ñi la gën a rapproché yenn saa yi da ngay waxtaan ak man si say doom ba dama lay wax sax yow ni nga bëggee say doom damaa bëgg nga wàññi ko parce que loolu wóorul léegi damaa bëgg nga wax ñu sa relation ak sa doom yi. sama doom yi moom mun naa ne bu weesoo seen pap ñoom ñooy sama raison d'être instant bi ci kaw suuf ñoom rek laa am parce que ñëpp xam nañ diggante doom ak yaay dañ maa jege presque man li may nekk ak ñoom ñoo ëpp lu ñuy nekk ak seen pap loolu moo tax dama leen bëgg daal comme bépp yaay daal loolu moom c'est naturel doom yaay moom boo gis benn ak yaay dina damaa bañ sama doom mais man moom ni ma leen bëggee moom yàlla rek a ko xam. question bi ma la doon laaj mooy tey dañu gis nga nekk ferme factory te nga am njaboot am borom kër am njaboot léegi ñu lay laaj loolu naka nga koy dundee ndax ñëw bi nga ñëw fii nii indilu la benn jafe-jafe ak say njëkki ak wala ak say goro wala ak sa jëkkër. waaw loolu de awma ci benn problème parce que avant may ñëw fii dama am sama autorisation jëkkër looloo tax ma mun a am audace di ñëw fii sama doom yi nag yàlla def na ñu ngi foofu ak seen papa bu mag ak seen maam tam mi ngi foofu ñoom laa leen bàyyil daal ak sama belle-sœur bi nekk foofu amuñu benn problème foofu daal. waaw xaw na kii si ñoom de parce que à chaque fois sànq dañu may woo di ma naan kenn ngay ñëw affaire yooyu noonu xaw na bu ma sañoon daal du ma toog benn jour te du ma nekk ak samay doom mais tamit xaw nu ma koy waxee daal mission oblige daal waaw dafa am lu ñuy wut rek bu soobee yàlla bu ñu ko jotalee rek
yàlla dina def ñu nekk ak ñoom soobee yàlla incha allah. kon nag nañ tàcc yaa ngi woon kàddu yi rafet na lool kàddu yi rafet na ñu ngi lay remercier waaw. waka waka samina mina fangalera ana wa samina mina waka waka samina mina fangalera ana wa zambore zambore samina mina fangalera ana wa samina mina waka waka samina ana wa ci ñaari fan yi ñu def fii dañ leen tegoon benn challenge pour yéen ñëpp et que challenge bi confort la confort bi nag ñi koy gagné mooy ñi nga xamante ni gis nañ ne ñoom ñoo gën a joxe ci liggéey bi yéen ñëpp vous l'avez mérité ku ci nekk li ma bëgg a wax mooy ku ci nekk liggéey nga waaye dañoo tànn yéen ci seen biir ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a liggéey bañ fi ñëwee ba léegi gis ngeen fi ñuy fanaan gis ngeen ne ñu nag gunóor yeeg mbott yi ñoo ko bokk confort bi mooy 10 yi ñu woo ñoom ñoo gañee fanaan ci lal yi yéen ñi ci des ci suuf ngeen di fanaan. Yacine dama lay xajal. damaa gore nag. ah yow man maa la xajal. dama ñëw ci suufu lal bi rek lay tëdd waaye duma tëdd ci jaru ko. ñii ñoo gën a wane seen njàmbaar ci tool yi mais ñun ñëpp jàmbaar lañ c'est normal nag mais ñun ñëpp jàmbaar lañ kenn ku nekk wane nga li nga mën. noo ko gisee loolu. ah c'est normal comme ñoom ñoo gën a nekk jàmbaar ñu jox leen lal yi c'est normal. ah dañu doon nekkoon kii dañ doon def groupe de travail léegi dañuy xool 10 yi gën a kii daal gën a mun a def seen liggéey daal yàlla def ñu bokk ci 10 yooyu looloo tax ñu nekk ci kaw suñu morom yi nekk ci suuf. ànduma si xam ne ñëpp sonn quoi ñëpp liggéey ñëpp bokk lu ñuy def quoi moo tax may ànduma si. fii la lépp commencé quoi si boutique bi foofu laa commencé bu ma doon def classe seconde laa ko tijji woon bu ma jàng ji woon sama yaay moo fi nekk sama yaay moo fi doon nekk ba léegi nii sax moo fi nekk. parce que on travaille tous les jours amuñ week-end tous les jours dañuy liggéey chaque jour dañuy liggéey te suñu horaire mooy de 8h à 22h. il est dévoué mu ngi si lépp surtout na affaire horticulture moom daf ko mos a intéressé daana def ay journée di ñëw fii di passer avec moi di ma jàppale te pourtant mënoon a nekk si leneen mais da doon ñëw fii ñu ànd ak man si liggéey bi pour lan mu ne man mu ne dafa aimer les plantes mu nekk fi toute une journée foofu si loolu la ñu xamante. maa ko jur mais xam naa ku am pas-pas la bu buggee dara def dara même boo ko décidé day jéem a foncé def waaw te aussi dafa teel a bugg yëngu daal defal boppam dara waaw moo tax bi mu duggee école jàng ba am BFM def kii bac kiwul ma buggoon mu continuer mais moom si affaire boppam la bugg a defal bu ma waxtaanee mu ne man ñaanuma yàlla génn réew mi man liggéey fii te bugguma liggéey tamit bi nga xam ne salarié la dama bugg a liggéeyal sama bopp li ma am bu tuutee fekke maa ko moom bu baree fekke maa ko moom maa bugg sama liberté bopp. man ak moom am na lu nu sumboon lu mel ne dem encadrer les paysans yi nekk fii si biir usine bi lu toll na si 15 hectares avec ay lu mu toll na si aussi 20 paysans. ñun nag suñu tool moo nekk fële ça fait plus de 15 hectares moom lañ bëgg a bay mën naa ne benn GIE la ñoom ñoo moom suuf si man nag je suis le porteur de projet man maa wuti doon partenaires yi ay partenaires ñu financement bu ñu jotoon am nag mooy tuyau yi ngeen di gis moom la ñu installé fële yi war ko yóbbu ba si tool bi ñaata mètre la sax tuyau yi. 1200. 1200 mètres installé nañ ko dem na ba si biir tool yi am na tamit ay kii benn bassin bu ñu fa jot a tabax. xoolal si nga suuy xoolal déjà rek muy toll suuf si boo ko tooyalee da nga toog une semaine nga doog arrosé waat tellement que suuf si dafa mën a téye ndox dafa xaw a bari moo tax supame yi di toll nii di ngeen ñi mënoo ko am si suufu joor. wax dëgg nag moom lu ñu jot a dund fële si ferme factory yi moo ñu gën a inspiré quoi moo ñu gën a inspiré même si ñun ñoo ngi woon si mouvement si kii démarche boobu noonu ñoo ngi woon si logistique boobu mais loolu moo ñu gën a inspiré
pour ñuy gën a mën a tijji teel ndaxte comme si émission bi ñun fële fu ñu nekkoon dañu faa jàngal teel teew takku te loolu je pense que warul yem si ay tur rek si wax nii rek dañ ko war a jëfee moo tax bu ma ñëwee waxtaan ci ak sama boy ñun dañ koo gën a appliqué. lu ko gën a neex si ferme bi muy def ko def mel ni def ko formé waat il était un peu timide renfermé waaw ku gaawoon mer la léeg-léeg wala mu kii noonu nee na bi mu demee fale am na lu bari lu changé si moom lu bon dana teel a yeew dana seen devise bi nan la encore. teel teew takku. waaw yooyu lay appliqué teel teew takku waaw nee na xamul woon mosul xam ne moom mun na def sport. je pense que teel teew takku képp ku ko utiliser képp ku ko jël bañ ko def simple mu doon simple de simple mot mais nga koy jëfee mu doon une vie mu doon une philosophie de vie nga koy jëfee activité boo mënta def dina jëm kanam quoi. lu bon am na évolution bi ngeen def si moom loolu kontaan nañ si. puisque vraiment dafa il est devenu plus réceptif plus ouvert. Thierno Diallo Mboro fii la dëkk fii la juddoo fii la yoroo fii la màggee Mboro dëkku mbay mu bokk ci famille bu baax bu am discipline bu respecté doomu aadama kon su ñëwee foofa bokk ci ñi gën a ràññee ci seen taxawaay duñ bett. man nag mbirum Thierno damay ñaan duma gërëm waaw duma gërëm xale la am na nag yi ma koy dénk bis bu nekk nee naa ko boo buggee wut man li ma lay ñaan bul sàcc bul fen bul yàkkamti saa dina boole ci muñ. ma ne nag modèle bi exemple yi dafa waroon law ci réew mi parce que jeune bu nekk ak bu mu mën di doon bu nekk war ngaa delloo njukkeel sa dëkk. réew mi dana naat bayal jiwal bul tayal réew mi gën a naat réew bu bëggee dem war naa bay lu muy dundee waratu noo des gannaaw lu muy dundee bayal ba mënul sax nga jëg gunge bayal réew mi gën a naat dundee li ñuy bay li ñuy dundee suuf du fen takku ngir naataange mën a gunge suuf loo ko jox mu tontu tax ñu war ko fonk jëlee fi xiif ak wàllu yaan ay ca xëy ca baay ki régal sa bato la régal sa buur dugub ak mboq gi dëggal sa kuur autosuffisance alimentaire fondement yoonu yokkute di seen discours jàmbaar ca boire. ANIDA, Agence nationale